rahim salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum mbokk yi ñi seetaan moo xam fu ngeen mënti féete ñu ngi leen nuyu bu baax a baax fu doomu Sénégal féete fu ne ci àdduna bi ñu ngi lay bàyyi xel di la ñaanal yàlla noonee tam la ñuy demee seeti ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ñuy gunge saa su ne di ñu dooleel ci sunu liggéey maanaam mboolem directeur ci biir kër gi ñu ngi lay nuyu jaarale nag nuyoo bi ci sunu loxo PDG dem itam ci askan wi dem seeti ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di ñaan yàlla mi dara tewul yàlla na yokk seen jàmm yàlla na leen may fan yu gudd ngeen yàgg fi gunge njaboot gi ci jàmm ak teranga itam dinañ ko ñaanal ñi nga xam ne jamono ji ñu toggee di def bi émission ñoom caabi daf leen a féete gannaaw waaye liberté bi gën a mag nit kee koy may boppam sañ nañ laa tëj ci benn périmètre ne la fii nga yem waaye sa xel kenn mënu ko retenir te bu ma waxee xel damay bëgg a wax bërëb bu nit mën a toog mën nga faa jëlee méditation yi gën a mag ci sa àdduna te bu ñu waxee méditation yi gën a mag ci àdduna dañuy wax ne wax dëgg yàlla di nga xool naka ngay doxalee sa ëllëg dina ci bokk bien sûr ndax ay doomu aadama lañu ay nit lañu danoo soxla yokkute ku dul réfléchir mënuloo yokk wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm di ñaan toogaay yooyu ngeen toog foofu yàlla na ko yàlla seddal te bu ngeen fa jógee itam seen réinsertion yàlla na ko sunu borom yombal dinañu seet ñi nga xam ne jamono ji itam ñu ngi nekk ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax mbokk yi dañuy fàttali rek saa su ne ñàkk a xam sa jàngoro loolooy jàngoro waaye boo xamee sa jàngoro nga ànd ak ña nga ca war a mën a ànd ak ndimbalu sunu borom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana la defar tane te ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanalante lu nu bokk ñaanalante ko sunu borom dana ko nangu ndax sunu borom moo bëgg nit ñi ànd moo bëgg doomu jàmbur yi ñu ànd doomu aadama yi ñu ànd macha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ziyaara sunu xel itam dana dem ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañu daan ànd ak ñun di seetaan wareef te tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom ku ci mel ni sunu mag sunu xarit ajaratu déggeen chimère baabu yàlla na suuf sedd ci kawam bu baax a baax ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yàlla na yàlla yërëm ko yërëm sunu baay ya fa ne sunu maam ya fa ne macha allah yokk seen leer ñun ñi fi desandeegum yàlla def loonu lu baax ba lu muy dogal te itam yàlla na yéex ñu ngi ziyaara bu baax encore une fois sunu ay xalifa généraux boole ci cofeel gu rëy ndax Sénégal gii bu doxee seen loxo daf caane moo xam fu ngeen mënti féete ñu ngi leen di nuyu ku nuyu xalifa généraux itam sa xel dina dem ci église bi ndax foofu itam sunu xarit monseigneur Benjamin Ndiaye mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mbokk yi di leen wax bismillah wax naa ko démb thème bu nu indi ci wareef dafay am solo rawatina nag thème bi nga xam ne du saa su ne la ñu koy waxtaanee ndax bu jëkkaan boo ko tuddaan sax nit ne boobu feebar nangam ak nangam boobu feebar nangam ak nangam waaye nañu jàpp ne feebar boobu muy VIH sida lii faj yeneen feebar yi boo ca toppee appliquer say garab jël ko à la lettre mooy faj itam VIH sida wax dëgg yàlla dafay mel ni nga am palu chronique ñu lay faj dafay mel ni nga def insuffisance rénale dafay mel ni nga def diabète dafay mel ni nga am asthme maladie yooyu nga xam ne du ñu jóge ci yow à vie la noonu la sida nekkee feebar boo xam ne dañ koy suivre waaye li ñu ci gën a neex mbokk yi bokk na ci ñu dem ba xam ne mën nañ laa faj ba nga àgg benn stade boo xam ne feebar bi dootul yokku te dañuy wax ne rek lu yokkuwul dellu gannaaw alhamdulilahi rabil alamina alhamdulilah ñu koy wax waa CNLS di leen dalal ak jàmm wax dëgg yàlla docteur Mati nun kontaanati nañu bu baax a baax ci sa teewaay balaa ñuy wax lenn damay wax mami Linguère itam mu door na mu daan dooree ñu koy wax bisimila fan yii de na moo yoonu Abidjan déedéet xam nga nee naa la fi mu ne damaa bëgg a dellu comme waaw bawuñu ma dem nag may root ndànk di indi fii waa ji féete fii vidéo bi ma ko amal bu ma bàyyiwulee rek ma teg ka waaw ba pare naan leen partagé leen boobu laay jël da nga koy teg sax da nga koy teg sax ma teg ka da nga koy teg ma baal ko wala ma teg ko wala ñu chanteloo ko xam nga chanteloo sax dafa xew bu baax a baax bu baax a baax d'accord nga te man bëgg naa sax ñu teg ko parce que xam naa ne moom décembre bi moom bêtisier yëpp moom mooy buzz. te nee na moo tay la ci teg de. nee na non moom bu defee limite bu defee tojam ba pare day signé ci suuf moo tay mais man xam nga comme démb ak tey daf may wut. waaw
man boo may tëru damay teggi amul benn problème. aywa Diop maandu ci ay mbiram. aywa Diop bisimilah doon nañu daal dooreti ne ti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela. tëpp koy jaloore waaye noonu la ñu ziyaare mbooleem kilifa diine ak kilifa aada yi di ñaan sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem te njàngale yi mu bàyyi woon ci réew mi yàlla na fi saawaan baawaan ba ñu mën koo jariñoo waaye noonu la ñuy ñaanalee mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mbooleem ak lu Mbàkke yu gépp di yeesalaat suñuy njébbal bu baax a baax a baax noonu la ñuy ñaanalee suñu yaay déggan chimère yàlla na dëkk ak soppem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu maam Kabara Jibi Anta boo yaxa jaay yàgg fi loo fi yàgg doyul ziar mama Kinushka yaay na fi ak waa kër gi yëpp waaye noonu la ñuy ziaree suñu yaay Astu Jara Manti Mimi ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen di ziar yaa Astu Sekk mère Ndooy yàgg leen fi lool te wér Mari Baan sama soxna soosu ak Aïcha bu Boubacar bi ci kër gi yéen moom doo leen musa am wujju toog leen rek loolu yëpp maa ko res ak Awa Diop Kébé sama soxna soosu tey nag moom damay ñëw di waxaat joyeux anniversaire sama sangu buur bi gën ci man muy maam Fatma Mbacke doomi Serigne Saliou ambassadeur moom Cheikh Modou Moustapha moom Khadimam Moustapha mu sama sang boobu mooy anniversaire wëlbatiku nag di sama sang di sama jaam waaye tegaat ci nag di sama soxna si nijaay ma di ko wax madame Fall dundal ba énervé loo dund doyul waaye sama beneen doom it di anniversaire tey ñu di ko wax Mati Cissé mu soxna tuuti Mbacke mu Serigne Aliou mu Serigne Modou Moustapha kon daal tey sama waa kër a xewle di ko wax ne leen yéen itam yaaba xari maam dund leen loo leen dund doyul delluwaat rek di amaat mbégte Eva di wax ne tey lu imam def ci sañse bi waa xanaa ñu laaj ko waaw mënoo boole doo ko téléphoné balaa mënoo boole neexal ma téléphoné ko seetal ma ba xam c'est-à-dire moom dafa am lu ma jox pour ma yóbbul ko teene bu ngeen dof loo mu kan la ki ma préparé naka posonu janax ak meew ak lu ma ci def sax ak limon loo xalaat lu bon def naa ko sedd bi xam naa bu dikkee ma ni ko naanal kër gi ku fi dugg lii ngay naan ba pare sang ba mu set ndax la mu sóoru merci Mami Linguère inspecteur oui bismillah ci loolu ne da ngay waaw yéen a ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm jaajëf ñu ngi leen di ziar bu baax dafa rakkaajoo ci ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci ziar sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañoxor gépp ko suñu xalifa sëñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé famille Cissé beeg monsieur le maire sëriñ Boubak moom parent ji bi jaañ ak Baye Baddo ñëpp a ngi leen di ziar Baye Baddo nee na gisu leen ci gàmmu gi dëgg la di ziar sëriñ Mbaye ak soxnaam madame Mbaye dëgg la sunu imam ba sëñ Moustapha Ka di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan ak sunu invité yi waa CNLS ñëpp ñu ngi leen di ziar te leen di xamal rek l'islam dañuy jigéen daa war di muuru muuraay bi xam naa ni fàttewu leen ko sax xam naa ni da ngeen koo fàtte sax waaye xam naa ay muurukat ngeen ak invité beeg mameek yow ak sa muuraay bi muuru day daj foo ngeen ni muuru ba mu daj loolu boobu àndal ci te waa CNLS sax xam naa dañuy joxe ay muuraay xam naa ni ñeneen ñi ñoo leen muuru waaw di ziar ñëpp ak mameek ñëpp muuraay bi daal xam naa ni moom moo gën a rafet ab jullit day muuru waaw jullit day muuru xam nga lu mu nuy ñaanal heureusement que tàggat nañu sunu yaram ci lépp macha allah les aléas du direct dafa am xam nga lu mu nu bëggal maanaam sunu baay yi wooteeg nijaay yi ne leen muuru leen yooyu la bëgg te gis nga ab jullit day muuru yàllaa ko njëkk a wax nag macha allah moo tax bu ma gisee soxna Fat Bintou Diop sama xarit bi ma ne ko Fat Bintou wax dëgg yàlla ni ngay defee rafet na dinaa ci wàll ñoom Mimi Traoré rek ñoom seen da nga ko cee teg noonu rek docteur maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci jàmm nuyu kontaan te di la wax Ndoye Bane dafa am yooyu déglu ci moom ak yoo dul déglu ci moom ma yëgal la daal jotaay bi fii ay wa bismillah docteur kontaan nañu ci sa teewaay jërëjëf madame Awa Traoré jërëjëf équipe bi di leen jaajëfal ci invitation bi ngeen ma invité jërëjëf Diouf parce que dafa am lu am solo loo xam ne defe naa ne damay gën a am cawarte courage waxtaan ci ak nit ñi ak askan wi parce que dafa am loolu dafa am importance parce que wax nga ko léegi ci njalbeen bi nee nga doomu jàngoro te defe naa ni mieux vaut prévenir que guérir defe naa ne loolu buñ ko waxee rek wax nañ lépp voilà jërëjëf kontante bi ñuy am tey bokk na ci ñuy ñëw xam parce que dinañ leen dee dégg ngeen di wax PTME précision wu PTME bi lan la boo ko doon définir waaw PTME soo ko déggee dañu naan boo ko xoolee sigle la te sigle bi mooy prévention de la transmission du VIH de la mère en l'enfant maanaam programme boo xam ne lu tax mu jëkk maanaam mooy aar bépp yaay wala bépp jigéen boo xam ne dafa wan lor
am doomu jàngoro bi nan lay def ba du wàllu doomam. dëgg la te programme bi dafa am solo trop parce que gis nañ ni depuis 2000 depuis les années 2000 ba léegi am na jóogu yu bari yu mu def ak avancé yu bari yu mu def te boo leen xoolee sax dans la lutte maanaam ci xeex bi ñuy xeex doomu jàngoro sida am na avancé yu bëree bëri sama naataango bi ñëwoon fi altine docteur Fannar démb suñu professeur Cheikh Tidiane Ndour am na lu bëri lu mu ci wax defe naa ni tey programme bii di maanaam te gis ngeen ni yaay dafa am solo ci société bi buñ nee jigéen rek am na lu bëri loo xam ne moom la ñuy xool ci ginnaaw ndax dinañ xool borom kër gi dinañ xool xale yi dinañ xool ñeneen ak ñeneen te li programme bi dafa am dafa décliner ay maanaam ay pàcc maanaam phase te léegi nee naa dañu nekkatuñu sax phase prévention dañu nekk phase élimination maanaam dindi ko ba maanaam dindi maanaam tas ko dagg ko carrément ne dootuñu am xale boo xam ne mi ngi jóge ci yaay bi nga xam ne mi ngi ëmb doomu jàngoro bi di am doomu jàngoro sida loolu bëggatuñ ko dégg te defe naa ni effort yi ñu def ci Sénégal defe naa ni effort yu bëree bëri yoo xam ne def nañu seen résultat te tey jii nee naa Sénégal dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne macha allah ay ñu xarañ a fi nekk ay ñoo xam ne seen bopp yi ñi ñuy wax ak ni ñuy def ak ni ñuy gisee macha allah te tey jii defe naa ne nekk na exemple te li gën a tax ñu gën cee ne parce que dañu ne am na yeneen dëkk yoo xam ne yu éliminé yu dindi kon boog Sénégal mën na dindi donc ci piliers yooyu ñeenti pàcc yooyu maanaam lu ñu gën a seetlu mooy ñi nga xam ni ay jigéen ñi nga xam ne dañoo war di jur dañoo toll ci jur maanaam les femmes en âge de procréer maanaam les 15 ba ñu ko waxee ñi nga xam ne daal surtout ñi nga xam dañu war a nekk ci âge procréer les phares nan la ñuy def ba ñooñu ñu dépister leen parce que xool nañ ni loolu il faut ñu am ay xeex yu bëri luñ ci def jóogu yu bëri pour que jigéen ñooñu ñëw ci biir ci structure de santé yi ñu dépister leen te wax nga ko fi léegi boo xamee sa lu nekk sa yaram di nga teel a loo xamul mu lor la noppal la te ñun dañoo bëgg vraiment que jigéen ñi jël maanaam seen responsabilité di dem ci biir structure yi di dem di saytu seen deret xam nga tey jii boo bëggee planification familiale da ngay wax maa ngi laaj sama borom kër am na ñoo xam ne duñu laaj dañuy dem mais dañu bëgg pouvoir boobu nga xam ne vulnérabilité boobu nga xam ne jigéen daf ko am ñu xool góor ñi nan la leen mën a fekk comprendre leen ba bàyyi leen ñu am benn autonomie di dem defi seen ci dialogue rek lay commencer ci dialogue te boo nee dialogue rek nee nga communication tout à fait te couple communication moo ko laal. dëgg la soo doodul wax doo leen mën a déggoo. ak kay dëgg maa ki yow rek bu nu fi toogee du nu wax doo xam li ma bëgg du ma xam. loo mi ngi noonu te boo gisee sax ma wax ci loolu sax dépistage des femmes yi nga xam ne dañu en âge de procréer ak leur partenaire dañu xool ni vraiment foofu dañoo tuuti ñi ñuy gis ci structure sanitaire yi ñuy ñëw du ñëpp ñi ëmb ñooy ñëw. bu ma toogoon léegi jàkkaarloog yow. ci sa télé nga jàkkaarloog man lan nga may wax boo xoolee caméra bi lan ngay wax jigéen bi nga xam ne mi ngi lay xool pour mu dem def ka ndax mu noppal société bi xam moom fi mu féete ak leneen lu ñëwagul. li ma koy wax mooy jëlee sa matukaay nga ñëw xool sa deret xool boo xoolee deret bi nga xool ndax am na parce que du jàngoro sida rek la ñu mën a xool am na yeneen jàngoro ndax diabète am ko wax nga fi cancer am na fi leneen ak leneen am na fi mais lu gënoon am solo mooy nga dem xool saytu sa bopp xool nan ngay toogee nan nga mën a def ba ñu jël la en charge précocement ci gën a teel ñu jox la garab pour nga augmenter sa qualité de vie parce que loolu boo ko deful rek gàllankoor yi dana bëri te xale boo nekkee ci société nit ñi feebar xamuñu seen bopp saytuñu seen bopp bu boobaa société bi dafay daanu ci suuf defe naa ni ci wàllu boobu mu njëkk jigéen ñëpp la ñuy woo ñëpp ñi nga xam ne dañu war nekk ci phase jur les femmes en âge de procréer ñu ñëw très bien mami balaa ngay ñëw laaj ko naka la jigéen di wàllee xam naa doomam xam naa la parce que dégg naa sànq ba nga koy waajal nañu jël kii ci ligne bi ba noppi bu ko defee ñu dellu si waat ni ko salaamaaleykum. waaleykum salaam.
allo mu mel ni kooku dem na. ma bàyyi la nga waxtaan ak moom. xam naa dafa jaawale mburu meeg téléphone. daal di koy seq. waaw doone jóobe ni noonu la ñuy def. bisimilah wallaay docteur Mati ñu ngi lay ziaraat lu bare bare di wax ne ñoom daal suba gu ñu xëyee rek indil ñu lu gën a amati solo. ndax lii ñuy wax nii sax dina tax ndeysaan nit ki ragal a xam boppam. ba tax sax du bëgg a toll ci du bëgg a ëmb. wala mi ngi xalaat su ma ëmbee dem ñu kii ko. mais alhamdulilah que gis naa léegi am na ci yenn clinique yoo xamante ne. soo ëmbee soo fa demee dinañ la defal dépistage bi. parce que dañ ciy waxtaan ak yow. man loolu gis naa ko. may laajte ba xam ndaxte ki nga xamante ne dem na ba affaire bi feeñagul ci moom. ba mu wasit ndax ci nàmpal bi mën na ko wàllu doom ji wala mën ko wàllee foofu. dinaa ci sawar tontu loolu parce que maanaam processus la. luñ naan wàll yaay bu ëmb. wàll ko doomam. programme bi loolu moo tax mu jóg mais dañu xool ni ñetti pàcc moo bi yaay ji ëmbee. mën na ko jox maanaam gis nga lii liyee yaay ji ak doom ji. par voie transplacentaire te loolu 5 à 8% mën na ko cee wàll. beneen bi mooy xam nga nit bépp buy xam nga booy bu fekkee ni doom jaa ngi ci biir. li muy lekk moom lay lekk. ak échange yi nekk ci biir yooyu yëpp. xam nga deret la moo leen lié. loolu tamit mën na nekk loo xam ne lu kon mën na ko contaminer. beneen pendant la grossesse beneen bi mooy buy matu. buy matu ak buy wasin. xam nga kuy matu ak kuy wasin di nga gis deret di nga gis ndox. te ndox yooyu mën nañu contaminer maanaam 5 à 20% mën na source de contamination. beneen bi tamit mooy nàmpal parce que nàmpal dafa nekk voie de contamination voie de transmission. parce que lu xale bi gën di nàmp. muy gën di am chance pour am ci doomu jàngoro bi. léegi nag su fekkee ni amul dara lu ñu def maanaam kenn deful intervention kenn joxul lu ñu war a jox ku jigéen ki loolu mën nañ am doom boo xam ne day dund ak doomu jàngoro bi. loolu moo tax ñu ne PTMA prévention maanaam aar yaay ji parce que tey jii foo mënti dem tagg nañ prestataire de service yëpp ñi nga xam ne ñooy joxe soins yi. te au niveau si structure yi am na ay matukaay yu ñu fa teg ku ñëw buñ la dépister surtout si jigéen bu ëmb boo ñëwee ñu proposer la ko systématiquement boo nangoo ñu jox la ko defaral la ko te bis bu yàlla defee nga positif bu boobaa am na luñ naan prise en charge parce que tey dañoo toll foo xam ne vraiment boo duggee ci benn structure lépp loo soxla nga am ko ñu faj la def la li war a def yépp ñu jox la ay garab. ñu jox la ay garab lay bëgg nga teg sa loxo ñu daal di dalal mbokk mi ci ligne bi ni ko salaamaaleykum. salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def waay sama famille. ñu ngi sant yàlla Ben Diop la ma doon nuyu. waaw man la de. Ben ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu mon ami et frère Ndoye Bane. jërëjëf Diop di nuyu Eva ak seen invité bi. merci beaucoup mami moom dafa am question bu ma koy laaj après il faut mu woo ma wax ma ko parce que day jaay santam léegi lu ñu wax mu ne Njaay bàyyi nañ Njóobeen yi kooku dama si mer ba sonn. te kooku mooy question bi. non kooku moom question à part la. Ben. tontu ko de. mami bul fo. xam nga yow yaay sama mag. waaw. waaw. yaay sama góor. yii rek laa yàkkamti nag man. xam nga. madame mii toog nii. daf maa bëgg a xam. waaw. léegi amul problème xam nga xale yi dañuy wax à suivre. léegi yow su ma wàccee jël la te bu ma la waxee li tax di nga nangu. di nuyu aw pilo sama naa ko seen jigéen ju baax jooju tamit. wallaay dëgg la. da ngeen di def thème boo xam ne dafa am importance. mais man en général. ñëwuma sax pour laajte question mais dafa am loo xam ne da ngeen ne en finir avec le sida. man je dis que ce sera très difficile. en Afrique et au Sénégal lu tax ma wax loolu. parce que l'Africain et le Sénégalais en général. jàngoro yëpp jàngoro la. mu di sida mu di cancer mu di paludisme. yëpp te paludisme ak cancer je crois li ñuy rey sida reyu ko. mais pourquoi le Sénégalais du mën a jóg dem hôpital di def bilan am. man dafa bëgg ñu ñaax nit ñi si loolu. bu la yàlla di may 100 000 francs. chaque 3 mois wala 6 mois. demal nga def bilan dinañ la wax ndax da nga am jàngoro sida wala da nga am beneen jàngoro. docteur yi suivre la ñu faj la. man je vous dis une chose en connaissance aux États-Unis dafa am ku ma doon liggéeyal mu am sida mook soxnaam. mais bi ma fa demee daaw mais ñi ngi doxi seen soxla parce que dañu doon dem suivre seen traitement
yéegatuñ ko. et puis di ñaax nit ñi feebar bu nekk ci àdduna 21e siècle nit ñi dañ koy faj. avant on disait que sida kenn mënu ko faj. jërëjëf benn progression yi am ci àdduna. ngir yàlla war a sóori na nit ñi di jóg di dem hôpitaux yi di faju bu soobee yàlla dara dootul nekk loo xam ne daf leen di jaaxal quoi. man participation boobu laa bëggoon joxe et puis di ñaax sénégalais yi tamit ñuy defi bilan. parce que Eva les sénégalais loolu bokkul seen àdduna boo waxee ñu ne la yëfu tubaab la. boo waxee ñu ne la awuma xaalis. te loolu mën na sauver vie yu bari en Afrique. parce que boo xoolee tubaab bi moom day def chaque année def bilan. xool ndax am na sida wala amul lu nekk parce que jommul kenn. il faut se protéger et puis ñaan yàlla. mais nag nit ki il faut muy dem di def bilan pour xool santeem fan la toll ci àdduna quoi. dëgg la. yep. kontaan nañu ci sa woote benn macha allah dépistage bi ñuy wax ne nan ko def daal bu ñu ko defee dinañu woyefal liggéey bi ñi nga xam ne ñoo ci nekk ndax bu ñëpp demee dépisté wu dinañu xam ku ne fa nga féete ñu identifier ña feebar ak ña feebarul bu ko defee yëf bi gën a yamb docteur du noonu dëgg la kay te rafetlu naa bu baax li mu wax parce que intervention bu positive la parce que nit ki bu fekkee ni yow da nga bëgg dara lu baax da nga ciy boole yéene ci ñeneen te defe naa ni li mu wax ñun suñu mbébét la te defe naa émission bi boo nee wareef rek lii wareefu ñépp la muy man muy keneen muy communauté bi te li ma siy sànni mooy nee naa sànq léegi si prévention programme bi dafa am pilier bu njëkk maanaam nan la ñuy def ba xale yi maanaam jigéen ñi nga xam ne dañoo toll ci jur ñëw fréquenter structure yi te dañoo seetlu ne dafa des te ñooñu anañu il faut ñu dem seet leen ci biir gox ak goxaan te sànni foofu mooy communauté bi lan la ñu mën a dañuy dox suñu tànk dem ci commune defe naa ni foofu tamit dañuy wax bàjjenu gox yi ak relais yi nga xam ne ñoo nekk ci biir communauté bi ñu def aussi gën a yokk ñu ngi liggéey gaa mais ñu gën a yokkaat encore parce que dañu am suñu objectif te objectif boobu d'ici 2020 xaar ñu 2030 de 2020 lañ wax ñu atteindre ko te defe naa ni li mu wax noonu peut-être que dans la vie boo nekkee ci benn mbir il faut être optimiste te man xam naa ni dinañ éliminer transmission mère enfant en tant que prestataire en tant que aussi nit ki nga xam ne ñi ngi fi de parce que dafa am lu bëri loo xam ne dañ koo liggéey te Diouf dañuy d'accord ak yow ku weddi xool fa ñu jóge ak fa ñu agsi ak fa ñu bëgg dem digg bi ñu nekk rek dal na xel sant yàlla te bi nga waxee maanaam na ñëpp génn nekk ñi nekk ci goxaan yi daf ci am njaayeen yoo xam ne ñoom mën nañoo won na lor toog ca fa ñu ne wasin ba doom jar raam duñu dem ci district duñu dem ci yenn bërëb yi que ñu saytu leen xool li ànd ak ñoom te je pense que jamono ji ñu toll jamono yooyu wees na ma nga ca gannaaw daf ci baax nga nekk en état nga dem ci bërëb ya nga war a mën a dem vaccin ya ngay def nga topp ci doom ja itam ñu aaral la ko loolu daal amul ngaañ te léegi saa yi gis nañ ne sax du la dikkee dara nanu jël ki ci ligne bi ba noppi daa dee dellu siwaat allo salaamaaleykum waaleykum salaam soxna Eva naam man la seen mbokk monsieur Bari monsieur Barry bienvenue kontaan nañu lool. nuyu baan. jaajëf Barry nuyu mami Linguère. wallaay ñu ngi kontaan lool neex na ma lool nag. loolu moom il faut ma wax leen ko. ah bon. waaw. daf la neex. dinaa mos a invité Thiawane. waaw baax na dinaa ñëw incha allah. mënuma wax lépp mu jëm kaw. invité boobu. di profité di ko wax na ma nuyu gab yi bu Sénélès. ñoomin Marinette bi nekk au niveau de la région médicale defe naa moom moo nekkoon facilitatrice UAR bu Thiès. waaw jamono yi mi ngi Dakar foofu. waaw ma dugg rek ci thème bi. bismillah di wax ne wax dëgg neex yàlla thème bi ndaw si docteur yëkkati. dafa am solo lool. pourquoi mu am solo parce que dund naa ak benn couple boo xam ni. ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk yaa ngi dund ak doomu jàngoro. ñoom duñ leen a orienté woon à partir du district. orienté leen ci benn association. de personnes vivant avec le VIH. même seen sëy sax ci man la jaar. ba yàlla dogal ñoom ñu sëy mais ndaw si bi mu muccee. ay seex la am. te seex yooyu bi ñu leen dépisté dara dalu leen. macha allah léegi nag man beneen plaidoyer bi ma bëgg a joxe rek mooy. xëy na jafe na lool jigéen di ñëw ci poste yi parce que tey jii poste boo dem da nga fa fekk dépistage. parce que ku ñëw
jigéen bu ñëw def consultation prénatale. normalement premier conseil bi ñu lay war a jox mooy. nga def loolu waaye ñu gën a dolli. stratégie avancée yi. dëgg la. def ay dépistage ciblé. su ko defee parce que expérience bi ñun def nañu ko au niveau de Tivaouane. on s'est rendu compte que c'était intéressant. et nous l'avions fait à partir des postes de santé. dëgg la. nit ñi nañu xam ne wax dëgg dépistage dafa am solo parce que déjà soo ñëwee rek dafa am waxtaan boo xam ne accueil ba rek am na solo ak waxtaan bi nga xamante ni conseil bi daf koy def ak client bi déjà ci biir waxtaan boobu danañu natt sa xam-xam ci wàllu doomu jàngoro lu la lënt ñu dolli ko je pense que loolu rek doy na vraiment jar na déplacement. dëgg la comme affaire bi du obligation. xëy na da nga dem ba ci biir suñu waxtaan ak yow. léeg-léeg nga bañ. léeg-léeg nga nangu mais waxtaan bi da ngeen ko waxtaan bi rek dafa am solo. te résultat yi ak lépp lu ci war. lépp ci biir sutura lañ koy def. maanaam confidentialité bi daf koo ëmb. je pense que bëgguma téye loolu antenne bi. mais di wax na rek ni jigéen ñi nañu gën a dem ci poste de santé. Inch'Allah. au niveau du programme tamit au niveau des postes au niveau des districts nañu gën a dolli dépistage. surtout au niveau des postes de santé def ay dépistage ciblé. surtout par rapport à la PTMA. Vraiment pour terminer di féliciter encore le système de santé au Sénégal. parce que ñun résultat bi ñu def au niveau de la PTMA. par exemple ay dëkk yu bari yoo xam ne amuñu ko. dëgg la fekkee naa ay waxtaan yu bari yoo xam ne vraiment résultat Sénégal. dafa jéggi dayoo. dal na xel ñun duñ ciy bëgg. duñ ciy bëgg suñu demee ci yenn jataay yi. ñu joxee résultat Sénégal vraiment si ñun duñ ciy bëgg lool. vraiment di leen di gërëm encore une fois je pense que ce thème là. suñ ko mënee dawalal fii un mois sax baax na. dafay gën. waaw dina baax. parce que lii dina mottali li nga xamante ni programme bi amul ay jumtukaay pour mun ko def sur le terrain. donc je pense que au niveau des médias. liggéey bi ñuy def à l'heure actuelle. wax dëgg ne yàlla dina mottali ay jafe-jafe yu bare. moo tax ma ne il faut que ñu dolli ko di remercier encore une fois de plus Wareef. sama mbokk Ndoye Ba ñoom ma ne Eva ak docteur. bu fàtte sama nuyoo nga jottali ko Gabi ngeen ko. incha allah bari bu teew ñu ngi koy nuyu bu baax. incha allah. jërëjëf wax dëgg yàlla suñu xarit bi saa bu wootee rek indil ñu lu am solo loo xam ne ñun ñëpp a koy xaar te soxla ko li may def nag daf caa bokk du ñàkk am na koo xam ne mi ngi ñuy seetaan te xëy na mi ngi ak jàngoro bi prise en charge bi des am na koo xam ne mi ngi ñuy seetaan bëgg na xam naka lay def vraiment ba dem dépisté wu léeg-léeg nit di nga wax benn question boo xam ne dangaa foog ne ñëpp a ko xam booba am na ku toog këram wax dëgg yàlla xam ko bu dee nag bëgg ngeen woote am na numéro vert boo xam ne mën ngeen ci woote numéro vert bi mooy 800 00 30 30 800 00 30 30 bu ngeen fa wootee dina nekk appel bu confidentiel bu ngeen fa woowee dana nekk appel boo xam ne anonyme lay doon bu ko defee nit ñi mën leen a tette ndax xëy na sax Eva Tra boo waxee ak moom mën na laa génne keneen ak keneen mu génne la waaye fii daal bu ngeen fi wootee dinañ leen leeralal li nga xam ne bëgg ngeen ko xam ma dolli leen ko rek mooy numéro bi mooy 800 00 30 30 nigal ma dalal ki ci ligne bi ni ko bismillah soog a jàll salaamaaleykum allo. allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam sunu xarit. ça va. ça va bien et toi-même. mbaa yeewu nga ci jàmm. waaw yeewu naa ci jàmm yéen a ngi ci jàmm. yal na nu yendoog jàmm incha allah. amiin tata ma ziyaare naa la. maa ngi lay delloo ziyaar bu wér a wér. ah moom de dafa mel ni li mu bëggoon a wax yëpp. billaay ndeysaan. ndeysaan. mais Eva yaa ngi doon wax lu am solo bala ngay jàll. naan Diop mooy que di joxe numéro vert aussi dafa am solo ci yu mel nii. parce que dafay gën a yombalal nit ki. dëgg la xam nga dañu nekk ci société boo xamante ne mooy bi Ndoye Bane doon waxtaanee démb. waaw mooy kii mooy kan. kii fu mu jëm. kii fu mu jëlee lii lan moo ko teg. surtout li nga wax démb que ne. affaire bi dañ ko faussé ca
ca départ ba. mooy que ni ñu ko njëkk a gisee rek xam nga uude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee. te mbir mi biñ ko njëkkee ne bërët jël rek. loo xamul mu gaañ la ci loolu lañ téye ba léegi. dem ba ne ku ko am rek nit ku safaanu nga. ku ko am rek nit kuy def naka sudul noonu nga. kuy dem sax ku ko am da ngaa yemul. dem ba naan mooykat yi ñoo koy am maanaam kuy génn àdduna. ñoom dañ daan foog ne rek ku feebar tey amee nga VIH tey. da ngay faatu tey te xamuñu ne ki amee VIH mën nañu yow boo baara day taali gérer sa dëj. gérer sa dëju maam ak sa dëju bàjjan. donc dañuy xam ne bakkan jotewul ak wopp dara. léegi nag nit ñi dañuy dem ba def ko dans l'anonymat daf leen di gënal. que ñu dem jàkkaarloo ak nit bi. ndax nit bi ngay jàkkaarloo kan la yaa ngi ñëw ci centre bi mais xamoo ki nga fiy fekk kan la. mën nga ñëw fekk fi sa koo xamante ne sa yumpaañi maam yi yaay wujjam magam rakam ndayam ñoo bokk tëgg bu ñuy lettoo. déedéet xaaral. merci mën ngaa dem. comme ca Ndoye Bane tey nee na ma merci mën ngaa dem. xam nga la may wax benn xale nee na ma Eva xam nga lu ma ci neex bu ma mi waxee loo xam ne yow da ngay ree danaan këcc. Ndoye Bane lan nga ñuy dolli tey. non presque wax nañ lu bare bare. lii dafa am seen stratégie bi ñu teg. dem maa ngi ko doon xoolaat ci guddi gi. ma dégg ñu ne à l'horizon 2020. à l'horizon 2020 90% ñëwaat ni à l'horizon 2020 90% ñëwaat waxaat ko ba muy 3 fois. bu njëkk bi li ñu ci jàng mooy képp ku mu dal ci réew mi nga fexe ba xam ni dal na la wala dalu la. jëlal ci ligne bi nga dellu si. voilà allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va tata Eva na nga def. ça va maa ngi fii. ça va maa ngi tudd Aliou Ndiaye maa ngi dëkk Kaolack. Ndiaye Diatta bisimilah Saloum bi. ça va naka yi tey. ñu ngi sant yàlla. waaw man dama xaw a feebar nag dama yore hépatite B. ah d'accord. bon élève laa nag terminal laa doon def ren mais finalement mujj ma continuer daal pour def bac ak yooyu. dëgg la kay. léegi nag ma jotoon def ay analyse hôpital régional bu Kaolack. d'accord. bon sama xaalis nag jeex. moom dem na. te xam nga dëkk bi itam prise en charge daf fi am. ñun parfois ñoo dul xam naka la ñuy doxalee ak fan la ñu war a jëm. du ñàkk ñu indil ko suba. ay leeral yoo xam ne moom mi amee hépatite B dina mën a dem ca bërëb yooyu. nu fajal ñu ko parce que ñun ñoo dul xam Ndoye Bane yaa ngi woon. ci à l'horizon 2020 90% yi ci yi mu dal. war na ñoo xam ne dal na leen. xanaa noonu la. su ko defee deuxième 90 bi mooy. à l'horizon 2020 82% yi dem faju ji. traité ji. beneen 90 bi mooy que ni à l'horizon 2020 ñi nga xam ne ñooñu ñëpp dal ne leen. seen feebar bi traité wu nañu ba mu taxaw. ba nga xam ne dootuñu ko mën a wàllati seen partenaire. stratégie boobu noonu su fekkee tënku nañ ci def ci communication ba ca war. defe naa ni seen li nga xam ne fa leen teg seen bët dinañ ko réussir. sànq dañ dugg am fu ñu dugg génnaat ndax téléphone bi. moom moo tax. naka wax nga naka la ko yaay ji di wàllee. doom ji mais naka lañ mën a def pour sauver xale bi. am na ci solo. defe naa ni doo ñu baal balaa réponse bi nga jël ki ci ligne bi. d'accord ndax dañuy bëgg a xam tuuti li xew ci biti. allo. oui. tata Eva. naam. ñu ngi ziar. ñu ngi leen di delloo ziara. tata Eva neex nga ma. ah jërëjëf waaye sama doom. neex nga ma torop sax. jërëjëf fooy wootee. man maa ngi wootee Dakar. ndax xam nga dara ci feebaru VIH sida. non man moom. ban âge nga am ah. sama xam-xam moom eggul foofu yëpp. laaj ma rek pour danga maa neex. ah kontaan naa ñaata at nga am. man maa ngi am 28 ans. ah super xam nga lu la tata Eva di dolli. sama soppe bi. waaw na nga xalaat ak sa famille yëpp nga ni leen da nga woote woon wareef. et bokk na ci sa xalaatu xarit yi ñu bëggoon ñun ñëpp ñu dem defi dépistage. bu ko defee dina am lu mu yombal. waaw d'accord. kontaan nañu lool ci jot la waay. d'accord. nuyul ma tata mami Linguère. incha allah. nuyul ma ko bu baax ak tonton Ndoye Bane. ah c'est gentil c'est gentil. ak invitation boobu. ak invité bi ndeysaan.
dinaa sawar tontu ci laaj bi ma jox. parce que xamul bi ma nooy laa jox. parce que xamul lu tax programme bi lu tax mu jóg. lan la ñuy xaar ci programme bi maanaam mooy xale bi dund te du am doomu jàngoro bi. loolu mooy le but recherché. bu amul ça veut dire que dañoo nekk en échec. te loolu pour mu am dafa am il faut que loo xam ne moom la ñuy teg maanaam mooy. luñ naan prévention complète. dès que ku jigéen ki wan lor. weer bi mu njëkk sentir ne wan na lor rek dafa war a dem structure de santé bi. dem seet boppam. ñu proposer ko test bi mu accepter ko parce que ñun dañuy liggéey ci ay indicateurs. te indicateurs yooyu buñ ko nattee gis nañ ni ñiy ñëw di utiliser service yi. néew na lool ñi nga xam ne ñoom la ñuy xaar. nan la ñuy def ba nga xam ne jigéen bi nga xam ne dafa wan na lor. nan la weer bu njëkk bi rek ñëw ci biir structure bi. ñu defal ko dépistage bu fekkee ni dépistage bi positif na. ñu jéem a def ko ñu jéem a jox ko ay ARV les antirétroviraux. mais loolu yëpp processus la dafa am yoon bu muy jaar. parce que loolu dana jëm xooli médecin bi. ndax sage-femme bi lay njëkk a xool sage-femme bi natt ko waxtaan ak moom. mais aussi assistante sociale bi ki nga xam ni dafay defal xolam parce que nee nañu prestataire bu njëkk. mooy defal xolom malade bi. donc su fekkee ni malade bi ñëw na wanoo ko kanam bu leer wanoo ko kanam bu neex day daw. te loolu bëgguñu ko ci programme nee nga 3e 90 2e 90 retenir ñu faj leen 3e 90 ñu indétectable ñu retenir leen ba xam ne bu ñu leen nattee du ñu gis doomu jàngoro bi ci biir. loolu nag pour ñu am ko. il faut que nag te defe naa ni jóogo yooyu moom def nañ ko ba pare. moo tax ma ne la je suis optimiste. parce que xam naa. parce que am nañ expérience yi maanaam depuis presque plus de 2010 ba léegi bi ñu jëlee ni recommandation organisation mondiale de la santé sur que femme maanaam jigéen bu ñëw bu wannee lor ba ñu xool ko def ko dépistage mu positif dañ koy mettre sous traitement à vie te mettre sous traitement à vie boobu dafa am lu bëri loo xam ne moo ko ëmb. doo joxe ay garab rek il faut nga waxtaan ak moom. il faut nga defal ko. parce que prise en charge psychologique. ba pare il faut aussi lenn lu gën a am solo mooy mu waxtaan ci ak borom këram. te loolu gis nañ ni dafa tuuti trop biñ ko nattee maanaam implication des maris. implication des hommes. parce que le pouvoir économique de la femme est très faible. donc il faut que nag góor ñi accompagner jigéen ñi pour que jigéen ñi ñeme dépister wu jël en charge seen bopp. parce que buñ ne nit boo bëggee faju il faut que sa feebar nga gëm ko. et puis nga responsable. xam yow yaay kan xam nga natt ko mën a jaar ci circuit normal docteur bi xool la jox la ay garab defal la di la contrôler. parce que garab boo ko joxee. te defoo contrôle du jëriñ dara. donc côté boobu garab yi moo lay permettre may ma tuuti rek ba eggale. garab yi dafa am lu bari lu muy def parce que mooy aar. xam nga sànq wax nañ ci voie de transmission. te tey jii bu ñu bëggee bu ñu dëggee vraiment ñu réussir atteindre suñu objectif. il faut que femmes yi teel a ñëw ñu jox leen garab ñu naan ñu suivre leen ba yàlla may leen jàmm. même bu leen yàlla mayee jàmm aussi xale bi dañ koy suivre parce que xale bi dafay toog si structure dafa war a vacciner wu. bu baax dafa war a jël poids ñu peese ko. dafa war a lépp loo xam ne te loolu sax lu am solo tey jii nee ngeen couverture maladie universelle. adhésion dans les mutuelles de santé. loolu day yombal faj bi parce que CNLS dafa am yu bëri yoo xam ne dañ ko def ni tabb nañ leen. mettre nañ garab yi si foo accès facile pour que jigéen bu ñëw rek faju naan ay garabam te yëpp dañ koy def ci dans le respect de la confidentialité. parce que kat ñun ñi di prestataire ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan te nga xam ne ñoo fa dañoo war a am bàmmeelu biir. du góom boo xam rek bu góom boo xam rek moom ngay wax. da ngay tëj sa gémmiñ xam la ngay wax ak moom bu génnee 4 murs génn dem. xam nga genre away kenn du leen def docteur. mi ngi noonu nanu jël ki ci ligne bi. bu ko defee bu kenn ñëwee mami Linguère ba mu fi dikkee lay la nangam sangam yam na nu gën a yar sunu bopp waaye. amiin salaamaaleykum mbokk mi ci ligne bi bismillah. allo. allo salaamaaleykum allo
kooku mu mel ni dem na docteur yaa ngi woon ci pàcc yu am solo. ma bàyyi la nga àggali. ndax fi nga toll dafa am solo lool. dëgg la waaw non dama ko bëggoon laaj. amul ñoom li mu wax ni c'est très important. ba tax na ñoom tënk nañu fukki wareef yu tax. nit ki war a dépister wu. fukki wareef yooyu yan fukki wareef la. fukki wareef allez-y allo. salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum dañuy mujj dem. ay ca fukki wareef. nga may ma tuuti balaa may ñëw si fukki wareef bi parce que jigéen bi bu ñëwee si biir structure bi ba ñu xool ko ba defal ko li mu war a def yépp. waaw dañ koy jox rendez-vous am lu mu war a def yépp parce que kat da nga am benn plan boo xam ne genre calendrier la moom ngay tëral ak jigéen bi. respecté ko. parce que aussi garab gi boo joxee garab gi te naanu ko normal. du ko jëriñ dara. te ñun loolu bëgguñu ko. loolu maanaam dañuy teg maanaam benn dispositif boo xam ne la pluridisciplinaire du maanaam docteur bi kese. mais équipe lay doon. équipe boobu nag il faut que ku nekk xam sa rôle ak sa responsabilité. defe naa ne avec tous les efforts que l'État a mis en place via le CNLS ak aussi implication de la société parce que boo demee ci structure de santé yi da nga fay fekk relais yi da nga fiy fekk comme ni mu ko waxee sa bàjjan mais aussi ñooñu elles sont tenues par le secret médical moo tax ma ne loolu am na solo ci biir structure yi nit bu ñëwee faj soxlaam génn yow bi nga xam ne yow da nga am loo xam ne charte boo xam ne moom lañ la jébbal pour que nga mën a noppi même nit di nga bokk ak moom kër mu am doomu jàngoro bi te kenn du ko wax mais day fekk yow nga xam exactement li ñu tëral. voilà ma jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo mbokk mi. allo. bisimilah ñu ngi lay déglu yaa ngi ci émission Wareef. allo. mu mel ni dem na. du ma bëgg benn yoon interrompre. laajte Ndoye Bane bi. ndax dafa laajte. ci fukki mbir yoo xam ne dafa am solo loolu. ñu xam ko dëgg la waaw. fukki mbir yooyu defe naa ne dépliant bi dépliant bi dafa am solo boo gisee ñuy joxe lii xam nga comme tout à l'heure am na ko woote léegi nee na sama xam-xam tolluwul foofu. defe naa ne partage communication am na solo. lii boo gisee CNLS dafa mettre en place ay maanaam ay outils def ko tasaare ko ci gox-goxaan pour que nit ñi mën a xam exactement lan la ñu war a def lan la ñu war a xam ci loolu gis ngeen ni dépliant bi naa ko publicité un peu am na lépp loo xam ne man damay bëgg lire benn nga lire benn voilà lépp loo xam ne bi njëkk lan la mooy nga xam sa statut stéréologique jeex na bu ko defee dootoo nekk dans le doute ñaareel bi loo may wax ñaareel bi mi ngi nii nee nañ la nga connaître son statut négatif et le préserver maanaam bu fekkee nit ki mën nga dem hôpital nga xam sa statut maanaam ñu ne la amoo doomu jàngoro VIH parce que dañuy wax ni sida mais sida évolution la phase terminale donc boo xamee ne yow ne doomu jàngoro amul ci yow da nga xam yow ban comportement ngay adopter pour ne pas avoir des risques parce que day réduire sa réduction des risques la donc di nga xam nan ngay toogee di nga xam sa bopp di nga xam lan laa war a def ak lan laa warta def léegi ñetteel bi ñu ne bénéficier des conseils en vue d'adopter des comportements responsables mi ngi noonu boo demee di dépister bi danañ waxtaan ak moom defe naa ne monsieur Ndoye Bane wax na ko léegi tout à l'heure nit ki dañuy waxtaan ak moom am na benn nu mu tuddati benn ku téléphoné léegi ku ko wax participant wax na lu am solo soo demee balaa ñuy lay defal dépistage bi danañ la natt xool fan nga toll ndax buñ la ko defalee soo amee wala amoo nan ngay comporter pour que résultat bu ñëwee ñu mën a xam exactement nan lañ la koy waxee loolu conseil yooyu defe naa ne pour mu am defe naa ni ñëpp prestataire foo mënti dem ñu am dépistage dañ leen tabb bu baax ñu xool parce que nit ku nekk dafa spécifique cas par cas su ma ñëwee monsieur Ndoye Bane ñëw dama koy xool ma xool nan laay wax ak moom monsieur madame Mami Linguère bu ñëwee waxtaan ak man dinaa xam nan laay toog waxtaan ak moom ndax da ngay xool nit jàng ko xool réaction am waxtaan ak moom copp ko tuuti par contre am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy sévère am na ñoo xam ne par contre nag dañuy xam seen bopp ba pare ñëw bëgg encore donc cas par cas nga ñëw ku nekk ak communication bi nga war a waxante ak moom ba am li nga bëgg mais l'essentiel vraiment mooy yow nga xam fan nga toll ñeenteel bi lan la ñeenteel bi mu ne avoir des informations c'est la communication sur le VIH sida nga xam lan la bu ku am doomu jàngoro bi
nan ngay def ba attraper que les voies de transmission. maanaam nan noo koy parce que PTMA maanaam transmission mère enfant dafa nekk ci benn fànn bi nga xam ne ci voie de transmission yi la bokk. parce que nee nañ la voie de transmission sexuelle voie de transmission par le sang c'est-à-dire que les objets tranchants yooyu yëpp et aussi par la transfusion sanguine maanaam joxante maye deret bi donc PTMA maanaam mère yaay ak doom donc loolu defe naa dina la jox information yu leer nan ngay toogee lan nga war a bàyyi jox la ba nga xam ne yow da nga confiance sa bopp pour que nga mën a tëral sa vie normalement juróomeel bi mooy boo xamee sa statut buñ la nee positif nan lañ lay def ba enrôler ba duggal la prise en charge mooy sa deuxième 90 bi nga wax deuxième 90 bi maanaam nit ki doo ko dépister rek bàyyi ko am na solo trop parce que du xam fan lay teg tànkam du xam kan lay waxtaanal bu boobaa il faut ñu orienter ko référer ko ci structure de prise en charge yi ñu defal ko toppatoo ko jox ko li nga xam ni moom la méngool ak yaram te tey jii nee nañ stratégie de Tarsène defe naa ni sama mag sama yaay docteur Fannar wax na ko fi voilà mi ngi noonu 90% des populations ñu ñëw ñi xam seen statut ci biir 90 ñooñu ñi nga xam ne xam nañ seen statut ñu positif ñu jël leen en charge mooy c'est le testing and treat mooy dañ lay dépister ba pare traité la tout est gratuit bu fekkee tout est gratuit kay baax na aujourd'hui politique bi mooy suñ la defalee gratuité say médicament nga dem adhérer te defe naa ni adhésion boobu defe naa ni parce que CNLS dafa lëkkaloo ak société civile tout à l'heure dinaa si ñëw parce que liggéey bi rek du ñun kese parce que liggéey bi aussi ñi nga xam ne am nañ doomu jàngoro bi tamit dañ cee am wàll parce que ñooñu mi ngi no tey ay jàmbaar lañ te loolu am na solo parce que dañuy jàppale lu bare bare ci liggéey tey PTMA seen loxo jaar na ci am na ci parce que jigéen bu won na lor jigéen bu wérul la ñuy wax déjà wéru psychologiquement c'est pas tu n'es pas bien soo ñëwee nag toog ak docteur waxantan yow day am toujours lu des su ko defee ki nga xam ne moo dund doomu jàngoro bi bu ñëwee toog a wax ak yow di nga am confiance parce que am na ñoo xam ne presque 10 ans 15 ans ñi ngi koy dund te dara jotu leen te nee naa VIH léegi si daa rayatul kenn ñi ngi nii am ay xale yoo xam ne ak mag ñoo xam ne depuis belle ni ñuy wax mooy ñi ngi màggat mais tey jii moom vraiment macha allah je touche du bois que liñ fi def moom wax dëgg yàlla sant yàlla am na avenir te il faut qu'on soit optimiste je le dis parce que je crois à ça dafa dama ko gëm te ma yokk si tuuti nous croyons kon boog je pense que monsieur Ndoye Bane aussi il y croit dégg na am na lu am solo lu mu wax maanaam dépistage ciblé CNLS dafa am loo xam ne daf ko liggéey fii maanaam cartographie de la vulnérabilité du VIH dugg gox ak goxaan def ay enquête xool maanaam site yi parce que doo ñëw rek da damay def dépistage mais booy def dépistage da nga bëgg a am dara voilà soo amee dara day fekk nga dem ci nga xam ni zone yi nga xam ni maanaam bërëb yi nga xam ni boo fa defee dara di nga am te yooyu il faut nga def identification de ces zones là buñ la joxee dara nga dem defi ko foofu parce que stratégie dafa parce que li ma waxoon tout à l'heure ne am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi toog ci kër ya du ñu dem fenn te loolu il faut que personnel bi comme stratégie avancée yu wax ñu déplacé wu dem ci communauté bi jéem aussi waxtaan ak ñoom ba ñu génn fekk leen si pour ñu ñëw daal di def parce que moo tax loolu lëkkaloo la waxtaan ba dem ba génne jigéen ñi nga xam ne ñoo toog ci biir kër yi ñu dépister leen daanaka dugg nga ci yëpp sax yaa ngi ci protéger sa communauté dem nga foofu dixième bi ma ci gën a neex na voilà dixième bi nee naa être un ambassadeur de la lutte contre le sida man nee naa même ambassadeur comme ñoo bàyyi si man je veux vraiment ma def benn plaidoyer monsieur le président de la république moom mooy leadership moom mooy ambassadeur pour l'élimination de la transmission il est vraiment engagé pour ñu éliminer transmission mère enfant mu dindi ko transmission mère et enfant dinañu may ci chance am voilà mu daal di dugg salaamaaleykum mbokk mi ci ligne bi maaleykum salaam aywa bismillah docteur waxal ak moom allô oui allô oui allo oui maaleykum salaam. waaleykum salaam ñu ngi lay déglu wàññil sa télé ma chère. wàññi naa ko bu baax. yow rek la ñuy déglu.
li ngeen wax dafa am solo bu baax. dëgg la. li ngeen wax dafa am solo bu baax. parce que li ngeen wax dama koo dund. dundati ko daal ci jaar. moo tax daf ma touché daal. dëgg la. waaw man daal ku ma aidé laa bëgg. parce que 18 ans laa am. ma jaar ci dund ci. yaa ngi woote Dakar. allo. allo. waaw moom dafay fexe peut-être ñëw TFM. bu ko defee ñu teg ko ci yoon wóor incha allah. boo ñëwee nga laajte soxna Mami Linguère wala tonton Ndoye Bane. xam naa sax Eva Tra moo gën a yomb a gis tonton Mami Linguère rek Ndoye Bane soo ñëwee rek incha allah nga wax ñu ne yow la. su ko defee incha allah dinañ la won yoon bu baax a baax a baax. docteur bëgguñu la interrompre du tout. dëgg la maa ngi woon ci 10e bi ambassadeur ñun ñëpp ay ambassadrice la. dëgg la parce que fu ñu mënti toog luñ naan doomu jàngoro VIH jommul kenn. dëgg la yàlla rek moo xam. dëgg la nee naa toujours bu ñu laaj fan laa ko jëlee. doo ko laaj dangay wax nan laay def. ba ñu orienté ba ma jël samay garab naan normal continuer sama liggéey parce que binduñu ci jëbi ne yow da ngaa am doomu jàngoro VIH binduñu ko kenn xamul. nit ñi dañuy rombante dem kenn xamul. ndax peut-être même médecin bi ci biir moom peut-être même am na ko kenn xamul yàlla rek a xam. donc lu ma gën a wax foofu mooy. képp koo xam ne madame Mami Linguère fa mu nekk. mu nekk ambassadrice. de la lutte contre le VIH. te buñ ne lutte contre le VIH yëpp pàcc yëpp lañ laal. bàyyiwuñu benn. boo gisee kenn kuy def lu ko sudul noonu nga aar ko. nga waxtaan ak moom xool nan nga koy gindee. dama bëggoon ñëw tuuti ci parenthèse bi. li sa wax bi sa laaj bi nga laajoon sànq si xale bi. parce que xale bi dafa am yoon buñ ko tegal nee naa plan de suivi. plan de communication loo xam ne danga koy bind ak ndaw si. parce que ndaw su nekk su ñëwee di la seet. dafa am loo xam ne def nañ ko sax avec CNLS lépp maanaam képp koo xam ne mi ngi dund ak doomu jaaxu nga nekk jigéen bu wérul bañ a nekk jigéen wër tëral nañ déjà sa yow nan lañ lay jëlee en charge. yombalal ko te foo mënti dem ci structure yi wan nañ la yoon boo xam ne am na fa déjà yoon boo xam ne moom nga war a jaaree kii nga war a gis bu njëkk kii moo siy topp soog a dem gis kii donc loolu boo ko tëralee rek yombal na lu bari. te loolu pour mu am aussi il faut que nit ki mu accepter sa séropositivité. nit su accepté wul séropositivité. dootul mën a maa ngi koy wax tout à l'heure mi ngi ñuy waxtaan tout à l'heure ma ne ko bodd bi ak bedd bi. bëri na mais wàññeeku na parce que ni nga ko waxee si njalbeen auparavant nit ñi niñ ko xalaate woon niñ doon joxee ak léegi communication bi dafa changé. dëgg la tey kenn deewul ci sida wax dëgg yàlla macha allah tey kay dañu lu ñu gis kay mooy nit ñi ngi màgget. nan la ñuy gérer seen màgget. seen vieillesse. parce que garab yi ñu ngi fi gratuit. ñëwal ñu faj la. rayu kenn te vieillesse boobu nga wax sax boo nekkee di vieillir. te wax dëgg yàlla jëluloo sa bopp en charge ni ngay vieillir du baax. sàkkatuma ki nga xam ne dafa feebar. kon nit ki ci boppam moo soxla prise en charge. ñu bàyyi ki nga xam ne moo nekk ci ligne bi moom tam mu dugg si. salaamaaleykum. doo ma ne moom itam nañu may chance ki nekk ci gannaawam ba xam. salaamaaleykum. allo. waaw mu mel ni ñooñu tam dikkuñu. soxna Linguère waaw Ndoye Bane. wax na fukki war a fi yëpp. dëgg la mais naka la ñuy def nag pour xam bërëb yooyu nga xam ni. fa la ñuy war a dépister. parce que Dakar li réewul ak Sénégal du Dakar rek. Sénégal du Thiès rek. Sénégal du département yi rek. du commune yi rek. am na ay nit yoo xam ni ñi ngi dund. ci ay dëkk yoo xam ni amuñu hôpital. amuñu dispensaire amuñu dara dañuy dox ay kilomètres pour mën a. gis ki ba kër docteur. te soo xoolee ci seen sondage yi ngeen def ne leen région de Kolda moom moo fa xaw a. fa la xaw a affaire yi gën a ëppee. te soo seetee région
de Kolda région biir département bi mooy am hôpital ak quelques communes mais soo demee dans les ci département yi foofu noonu ay ñoom ay Goudomp ay dafa am ay villages yoo xam ne dafa enclavé naka ngeen di def pour mën a toucher population boobu est-ce que communication bi ngeen di def egg na ci seen nopp yi bañ mën a xam ni man kat lii waree maa ngi koy seetaan su ma bëggee dépister fan laay dem ki nekk Dakar mën na ko xam mais ki nekk au fin fond nekk ci frontière ba ñu ci bari fa la ñuy jëlee affaire bi te nee ngeen ci sud bi la ëppee te sud bi soo xoolee village yi dafa bari te Carrefour yi ñi ngi da ngay jóge Gambie dugg jógee Guinée Conakry dugg dëkk bi foo jóge bonaam yeneen pays yi soo ko bëggee dem ci sud bi ngay jaar nga fa xam waaw xam naa foofu bu baax a baax xam ay dëkk yu ndawaan yoo xam ni ay nit yu bari ñoo fa dëkk te xamuñu communication bi muntu eggul ci ñoom nag ngeen di def pour ñooñu mën a xam fan la ñuy dem pour mën a dépister yan place dëgg la defe naa ni tey benn bi njëkk sax mooy bi ngeen def nii ma bala nga dem waaw jàkkaarloog ñun ñëw ci ñun voilà ba noppi ñëpp mën leen a gis dégg leen voilà yéen déjà liggéey bi ngeen di def liggéey bu am solo la parce que communication la sensibilisation la te gox-goxaan yi ngay wax defe naa ni poste de santé ak case de santé ku fa dem di nga mën a def sa test de dépistage mais dafa am lu am solo loo wax am na ñoo xam ne amuñu accès ci structure de santé yi loolu nag gis nga causerie yi ñuy def ak luñ naan wax na ko léegi stratégie avancée maanaam ciblée dañu toll ci foo xam ne stratégie avancée mooy sage-femme yeeg infirmier yeeg ñëpp génn bàyyi poste bi dem ca biir population bi pour def dépistage dañu yóbbu matériel beeg yëpp dem ca population ba sensibiliser leen wax leen ne bi sàngam dinañ ñëw dinañ leen defal dépistage mais côté bi nga wax côté sud bi dafa am ay la Carrefour la dugg génn kenn xamul sa bopp mais aussi dafa am ay pratiques yoo xam ne dafay am donnante bi dafa am na solo mais nag à partir nag de la sensibilisation ñiy dem maanaam infirmier yi sage-femme yi dem ci biir gox yi gën a xóot comme ni nga ko waxee ay Goudomp ay Saraya ñu dem ci biir parce que prestataire dañuy génn dem suñu demee nag balaa ñuy def seen activité dañuy sensibiliser waxtaan ak ñoom gën leen maanaam jox leen information bu leer ci VIH suñu leen joxee information ba nit ñi accepté ñu ne bis sàngam dinañ ñëw defal leen et même boo demee structure de santé yi day am causerie maanaam boo duggee di nga am causerie mais aussi boo duggee communication interpersonnelle maanaam man docteur bi ak maanaam cliente bi il faut foofu tamit ma am information su doyul rajo yaa ngi fi média yaa ngi fi yeneen ak yeneen yaa ngi fi pour permettre que population bi ñu xam ne lii am na fi nii lañ koy defee ak fii lañ ko mën a defee ak fii lañ ko mën a amee. moom ngeen def ou faire le dépistage. voilà nañ ko voilà mën nga ko def ci structure sanitaire yëpp ak stratégie avancée yi. ci endroit yu bare. surtout si seen ay campagnes yi tam. voilà surtout 1er décembre bi ñu jógee. defe naa ni ba léegi ñu ngi ci mois de décembre. dañuy def ay activité loolu mooy mobilisation sociale pour dem ci goxaan yu gën a reculé yi def fa benn mobilisation bu gànd woo nit ñi liggéey ak maanaam communauté bi parce que aussi bu communauté bi nangul du ñu mën a liggéey donc ça veut dire que dafa am ay préalable yoo xam ne dañ ko war a def buñ ko defee nag ba pare nag si la ñu mën a ñëw nag waxtaan ak ñoom te loolu nee naa duñu xaar toujours 1er décembre durant toute l'année dañuy génn pour dem parce que foo mënti dem da ngay am ay objectifs yoo xam ne il faut nga def ko pour mën ko atteindre. mais boobu ba léegi yéen a ngi ci. waaw ban résultat ngeen am. résultat yu baax nag lañ am tey moom macha allah sant yàlla bu baax. parce que progrès yi bëri na. li may njëkk a wax mooy gratuité déjà nit ki ñu faj la te fayoo dara naan say garab te ARV yi auparavant dañ ko doon jënd. xam nga buñ la doon faj nga jënd ARV doo mën a traitement à vie. ñi ñàkk ci seen liggéey ñi ñàkk ci seen lu nekk dafa am réalité sociale boo xam ne dafa nekk fii te dañ koy sóoraale lu bari. nit doo ñëw rek ne ko lii la da ngay xool nan la toogee environnement social lu am solo la. nit ki bu ñëwee sa structure ne la lii nga xool ne lii nga tabb ko tollu nañ tolluwaay boo xam ne nee naa suñu doxee tuuti rek macha allah ñu atteindre suñu am nee naa am na ñoo dëkk yoo xam ne éliminé nañ. pourquoi ñun du ñu éliminer. mooy woon question ba ca topp naka la ñuy def est-ce que xalaat nga ne Sénégal itam mën naa bokk ci yooyu dëkk. bien sûr que oui. nee naa kay Sénégal premièrement lu may njëkk a lancé mooy. pour ñu vraiment éliminer ko maanaam mooy
ñëpp ñoo xam ne ñi ngi nekk ci structure de santé yi ñu am engagement motivé wu liggéey te xool ne yàlla tax parce que kenn bëggul am doomu jàngoro kenn aussi bëggul ëmb sa doom nga wàll ko sa doom te tey jii defe naa ni jógo yi ñu fi def yépp bu yaay ji wasine ñu toppatoo doom ji jox ko ay garab ARV ba nga xam ne ak nàmpal bi yépp parce que léegi option B+ lañ wax option B+ mooy yaay ji bu ñëwee dès l'instant premier temps ñu mettre ko sous traitement wasine ñu jox xale bi ay garab ba mat ba mat 6 semaines ñu natt ko xool ko tabb ko bu amee nag at balaa muy am at parce que 6 mois rek ñu ne dañuy def diversification alimentaire ñu bàyyi ko ci circuit bi di ko defal di ko xool di ko saytu bis bu amee nag at ak ñaari weer ñu xool deretam xool ndax xale bi am na wala amul te macha allah ñun de ñu ngi ciy liggéey xool naa ni expérience bi ñu am maanaam lu baax loo xam ne moom la ñuy féwalee maanaam jigéen ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko def respecté ko macha allah ñëpp am nañ ay doom wasi nañ ci jàmm am na ñoo xam ne sax wasi ëmb nañ 2-3 yoon ci doomu jàngoro bi am seen doom te gisuñu dara defe naa ne d'ici 2020 man nee naa sax yàggatul parce que 2 ans rek moo ñu dese incha allah bu soobee yàlla buñ fi yàlla bàyyee te engagement prestataire génn en plus de ça lépp li nga xam ni moom la ñu war a defal ki nga xam ni moo ko am mi ngi sur place disponible te mi ngi sur place duñu am benn problème beneen bi mooy man góor ñi laay waxal góor ñi bàyyi leen seen jabar yi jàppale leen seen jabar yi ñu dem dépisté wu mais aussi bu ñu demee dépisté wu parce que bu ñuy def bilan de grossesse la ñuy def mooy ànd leen voilà je préfère man loolu laa bëgg dépistage du couple xam nga maa ngi lay dégg keroog nga wax dépistage prénuptial defe naa ni foofu la ñuy jógee foofu la ñuy mujjee mais dama bëgg góor ñi bu ñuy jox xaalis rek soxna si ne ko demal fay sa bilan nañu ànd ñoom ñaar dem bu ñu demee la nga xam ni moom la war a mu xam réalité bi la muy dund ca poste ba comme ça mu mën a sëy bi gën a neex lu ko woqi xuri ko donc loolu buñ ko defee dépistage yokk ci fu mu dee nga xam mango loolu da gën a neexal sëy bi di en plus de ça jigéen ñi tamit am na benn frein boo xam ne il faut que ñoo am bu ñu ëmbee nañu respecter seen consultation prénatale maanaam 4 yi ba wala ba plus 4 yi ba plus parce que gis nañ ni jigéen ñi bu ñu ñëwee dañuy du ñu eggale maanaam consultation dañuy utiliser service bi mais pour waaw dañuy teel a baare te bu ñu baaree bu ñu wasinee du ñu delloo si waat si structure bi te loolu gis nañ si indicateurs yi bi ñu nattee gis nañ ni dafa wàcc bu baax ni ñuy ñëwee nañu ñëw ñu génne si kii bi ñëw mais aussi ñu continuer seen suivi bi ba yàlla defal leen beneen ñu ñëwaat. sama question bu mujj mooy laaj naa ko keroog ki fi njëkkoon a ñëw. la communication à un coût. te soo leen bëggee dem ba Saraya dem ba Samin dem ba Ngouton dem ba Simbani Balat dem ba Simbani Bracho c'est des villages yoo xam ni sénégalais yi bari xamuñu fa te ay nit a fa dëkk ay sénégalais fa dëkk soo leen bëggee dem ci rajo yeeg télé yi jël mooy baan yóbbu ko fenn da ngeen koy fay donc est-ce que xaalis bi mi ngi dugg est-ce que am ngeen moyens yi tax li ngeen bëgg pour mën a maanaam jàllale seen communication fam war a jàll parce que sénégalais dafa naqaree waxal am na ci gox yoo xam ne soo fa demee gaare sa oto naan da ngay def dëgg la ñii dépisté ñii de xam nga. dañoo ñëw pour tas dëkk. dëgg la ñëw pour tas dëkk bi. bon est-ce que am ngeen moyen financièrement pour mën a jàllale seen message bi mu jàll. nga may ma tuuti rek ma delluwaat tuuti ci question bi bu ma nee engagement prestataire implication des hommes mais aussi communauté bi. te bu ma nee communauté bi mooy société civile population bi ñëpp dégg ngeen ñu ne alliance nationale des comités pour la santé ñeneen ak ñeneen yeneen organisation yoo xam ne ñi ngi bokk ci biir liggéey bi di jàppale et aussi le réseau des personnes vivant avec le VIH parce que ñoom bu ñu ñëwul bokk ci liggéey bi day metti du sotti beneen bi aussi mooy ñun prestataire bi jigéen bi bu ñëwee qu'il y ait une bonne prise en charge parce que prise en charge de qualité doo ñëw rek ne ko tey lii laa la jox dem non nga toog ak moom waxtaan ak moom de telle sorte que
xale bi li mu war a am maanaam couple mère enfant wala couple parent enfant parce que du jigéen ki rek mais ku góor kee mi ngi fi ñu xool nan leen di defalee ba ñu am observance thérapeutique def seen lépp ba naan ba yàlla muccal leen alors beneen bi nga wax maanaam mooy nan la ñuy def financement yi te tey jii constaté nañu financement yi wàññeeku na bu baax a baax mais la santé c'est une compétence transférée am na solo il faut nit ñi mën a jàng ci loolu li ñu naan financement domestique implication des collectivités locales ñoom dañu war a pàcc boo xam ne ñuy déplacé parce que seen gox la ñoom ñooy député ñoom ñooy élu voilà ñu jël ñu en charge pour que communication parce que koo mënti dem ci goxam leader boobu bëgg na goxam baax kon boog dafa war a participer lu ñu naan participation inclusive ñëpp bokk ci ñëpp dugal seen loxo pour que li nga xam ne moom la ñu bëgg a def avec tous les parties prenantes ñu am ko ci jàmm ak salaam et c'est une approche multisectorielle du santé rek mais ñëpp secteur yëpp a ngi ci biir ci sens bu élargi ak privé bi nag comme wax nga ko léegi l'implication des privés loolu am solo la parce que am na ñoo xam ne bëggu ñoo dem ci public bi mais ci privé bi la ñu bëgg a def la ñu bëgg a dem suñu demee ñoom tamit il faut ñu impliquer leen tabb leen pour que ñoom ñu dugal seen loxo pour que lépp lu ñuy def mu nekk benn ñu harmoniser lépp voilà. ok d'accord très bien. ok c'est kontaan nañu Ndoye Bane sunu xarit mbaa question yi jeex na. non question yi kay jeexul dañ koy dog ba beneen yoon. aywa incha allah kontaan nañu lool wax dëgg yàlla ci teewaayu docteur Mati Diouf. suba incha allah ñu nar a àggali ak Soukeyna sunu xarit. neex waxtaan ba bëgg a dee plein de vie macha allah. yal na ko yàlla defal jàmm defal ko defal ko ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi liggéey ci. ànd ak waa CNLS incha allah soxna li ngeen lan ngay tàggatoo. wallaay xanaa delluwaat di bégaat rek di wax ne daal fan yi moom yéen a ngi yee ñu baree bari dañ koy tàmbalee ci ñun ndax xam nga ñi nga xam ne bu kenn jaaxlee fëgg sa bunt bu la fekkee nga yeewu ci dara nga mën koo yee te ku réer mënta wane kenn kon nag lii dafay lu am solo waaye dangaa wax sànq lu am solo loo xamante ne prestataires yeeg ñeneen ñi nekk ci biir ñëpp nañ ci bàyyi xel bu baax a baax muy ko daal ki nga xamante ne moo nekk ci yenn barab yi dafa war a am bàmmeelu biir ndax kiy ñëw ci yow li mu yor bu ko mënoon a dencal boppam du ñëw di la ko indi waaye bu ñu bëggee boole réew mi mel ne tama yuréet lu jóge ci Afrique wàcc fi ñu bëgg a boole suñu biir yi mel ne foofu lu nëb fanaan ñu bëgg ko def tama yuréet tamit bëgg a nekk lantinoor du ñu téye dawlin dafay yokk a tax nit ñi daw ndax kenn bëggul ku la weeje ci sabilillah nañu am bàmmeelu biir fajkat sëriñu tariya ak ku ñuy dénk kooku dafa war a noppi Ndoye Bane ngi nii bu waxoon àdduna tas bu Eva Tra waxoon jéeg ju bari duñu fanaan seen kër tey am leen bàmmeelu biir te xam ne loolu ci secret professionnel la bokk te dafa war a nekk ndax loolu rek a tax nit ñi di daw ubbil leen jéeg ji dem leen yéen a tax ñu toog fa bu ngeen demul garab yi dafay yàqu te lu cher lay jar ñu ci remercier état bi ndax lim koy subventionné am na feneen fu mu xajoon te mi ngi koy def ngir faj askanam di waxaat waa Sénégal ne kenn gënu leen ba suba ak jàmm Habib Ndiaye la koy wax Habib di ko wax merci mais yow xam nga man xam naa Habib moytuma temps Habib Ndiaye jërëjëf sa yaram tàng na jërëm mi ngi ci 151 56 77 151 56 27 fële ci Ouest Foire dem leen Habib temps yi li muy tay baas ak li muy jip dara fayu ko man sax maa ngi ciy yëg sama bopp da koy defal xale Ndakaaru non xam nga da koy def su paree ma ne ko Habib mu ne ma waaye Eva Tra ngi ci man loo ma safu ba Eva Tra sax dina sol tay baas docteur ñu bàyyi la nga tàggatoo voilà jërëjëf di leen gërëm di leen sant di rafetlu bu baax teewaay bi parce que da ngeen ma jël ci sama sujet daf ma neex dama nekk koo xam ne ku engagé wu la ci réponse bi voilà vraiment dama bëgg di woo sama mbokk jigéen yi di woo aussi sama mbokk góor yi luñ naan benn loxo takkul sër voilà ñëpp ñëw dugg ci biir xeex bi def tout ba Sénégal éliminer la transmission du VIH te defe naa ni plaidoyer bi ma defoon monsieur le président de la République c'est l'ambassadeur moom vraiment engagé wu na te xam ngeen ni plan d'accélération def nañ ko de l'élimination 2018-2020 boo ne plan d'accélérer c'est accélérer la cadence pour que d'ici 2020 que kenn du waxati doomu jàngoro VIH ci mère à l'enfant di remercier aussi le CNLS di remercier aussi ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi la société civile ñeneen ak ñeneen le secteur privé ak ñëpp parce que équipe la te luñ naan
nit lu ñëpp jàpp gën lu kenn jàpp. voilà on ne change pas lu benn mën. fu ko dàq. jeex na dégg nañ la de kon boog ñëpp nañu ñëw. ci biir gaal gi ñëpp àndandoo bokk benn xalaat benn bokk nit daal di gaaw. maanaam rompre la chaîne baada xale. ñu def ko benn voilà. ñu def ko affaire de tous. voilà affaire de tous incha allah jërëjëf wasalaam. jërëjëf man itam dinaa ci profiter wax dëgg yàlla remercier Bamana Style ndax ñoo ma solal cette belle robe. ma di leen di remercier di joxe en même temps seen numéro de téléphone. ñu ngi nekk ci 33 821 64 72 33 821 64 72 fële ca Fan ok di remercier aussi Ndeye Ami Coiffure waaye nag tey damay def clin d'œil au groupe Beya Coiffure ndax ñoo xëy ca suba defal ma benn coup de peigne kon bokk Beya Coiffure Toulaye ak ñoom Rama maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax du ma fàtte benn yoon waa salon Fatoumata itam macha allah kon mbokk téléspectateurs yi wax dëgg yàlla bànneex bu mag la ñuy am xam ne yéen a ngi ànd ak ñun saa su ne bànneex bu mag la ñuy am xam ne yàlla may nañu semaine bi ñu war a waxtaane li nga xam ne mooy VIH sida bu ñu ko defee affaire ñëpp rek incha allah léegi mu jeex CNLS li mu ciy liggéey di lu baax li tax Awa ak Mami Linguère ak Ndoy Baan ak Petit mi ci kër gi ak am duñ leen jàppale ku ci nekk ni nga leen di jàppale mooy nga dem defi sa dépistage mbir mi foofu lañ koy commencé bu dee ay plan la A B C dañuy commencé ci plan A mënoo dem ca plan B C te dikkeewoo ci plan A plan A bi mooy ñun ñëpp nañu dem dépisté wu te bu ñu ne rek wareef jeex na waxtaanee wu sida bi jeex na déedéet continuité la laaj pour ñu jëm 2020 2030 ànd ak ñetti 90 yi nga xam ne ñoom ñëpp bi ñu fi teewee wax dëgg yàlla wax nañu ko ba mu leer nee nañu waxaat itam léeg-léeg dafa bokk ci pédagogie suba incha allah dinañ fi teewal soxna Sukeyna bu ko defee waxtaan bi gën a yaatu ñu ngi leen di sant mbokk yi di leen gërëm feebar booy dégg bul ne amul bul ne réalité yañ cay wax amul déedéet na nga xam ne da nga koo amul te itam lu waay amul aman na sa soppe am ka keneen ku la jege am ko koo sopp mu nekk ak moom te du ko yëg yooyu yëpp dafay am ci àdduna nanu jàppante bu baax a baax niñ ko waxee démb ñu moytu beddante bi dafa jaaduwul ndax ñun ñëpp benn lañ ci kanam sunu borom démb wax nañ ko doo dem mukk ñu ne la bàmmeel bi borom xaalis bi la bële ka amul woon bii ka tabax immeuble bii ka tabax nekk ñun ñëpp benn lañu te fii lañ ko war a njëkk a xamee ci kaw suuf ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci ànd bi di leen jox rendez-vous suba remercier Apulaay bu baax a baax a baax ba Abacar nag ak Gelwaar itam namm nañ leen incha allah suba dinañu ñëw bu ko defee waxtaan wi gën a yaatu ñu leen di baalu àq ci rëcc yi nga xam ne amaan na du ñàkk ci waxtaan bu nu dalee daal na ngeen ñu jéggal wax dëgg yàlla xam ne ànd ak yéen rek moo nu tax a jóg wasalaam ba suba incha allah